asalaamaaleykum yéen ñi duñu seetaan fii ci leral.net Leral TV tey nag yéen a ngi dellu siwaat ci seen émission comme politique comme ni ngeen ko xamee nekk na émission boo xam ne day wër actualité bi dem indi leen débat boo xam ne nii dinañ mën a tas actualité bi ak ñi nga xam ne ñoom ñii ñoo ñeel boobule actualité ñu mën cee waxtaan boo xam ne dina amal njëriñ askan bi. alors ñu dem ci question bi nga xam ne jaaxal na askan bi torop mooy président Macky Sall gis nañ ne que du génn lu bari di wax ak askanam jamono yi nga xam ne nii mooy jamono bi nga xam ne askan bi ba li gën a soxlaa muy wax ak moom. gis nañ ne que même yeneen homme politique yi tamit même chose te campagne bu amee campagne politique électorale législative président yeeg opposition yeeg. ñëpp ay génn di wax ndax seeni soxla day taxaw fii nag soxla askan bi taxaw seetlu nañ ne président Macky Sall daanaka boo mun compter eggul sax 5 fois ci li mu génn loolu naka nga ko mën a appréhender. gis nga bi ñu amee suñu premier cas le 2 mars 2020 le lendemain le président de la République dafa woote ndaje bu yaatu woo experts yépp ñi nga xam ne ñoo yëngu ci santé publique. ak ñi nga xam ne ñoo ngi yëngu ci affaire virus ak les maladies infectieuses ak les communicants experts de tous bords ñëpp mu convier leen ci benn ndaje biir palais. ñu ñëwee foofu fi la njëkkee def communication bu njëkk bi mu fi waxtaan ak ñooñu ñu jox ko ay piste jox ko ay orientation yi nga xam ne suñ ko defee dinañ mën a gaaw a endiguer progression virus boobu. alhamdulilah boobu tamit biñ ci commencé doxee ni ñu ko war a doxee yàlla mayoon nañ sutura ba fi ñu waroon egguñu fa. bi weesoo tamit bi mu waree jël décision pour ñu tëj frontières yi jël na décision boobu biñ sa jógee gis ne mbir baa ngi yokk le 3 avril aussi mu jàkkaarloo war askan bi waxtaan ak ñoom jël ay yenn décision yu am solo si la jëlee décision instruire le ministre Mansour Faye pour ñu gaawal baral ndimbal yi nga xam ne moom la ñu war a jox askan bi loolu weesoo tamit defaat na beneen communication ci biir koor gi waxtaan ak askan bi jëlaat yeneen décision yu am solo foofu lañ koy xaar léegi maintenant su weesoo loolu ay ministre am ñoom xam ne ñoom ñoo war a exécuter décision yooyu ñoo ngi koy def sur le terrain maintenant nag askan bi ñoom ñooy juger su mbir yi jeexee dinañ def évaluation xool ndax am na efficacité wala amul efficacité suñuy dem nag ba ci biir yi nga xam ne war nañ ko jooyanti ñu jooyanti ko ba mu teguwaat ci raay ndax sooy nekk di liggéey moom wala ngay def benn mbir li nga xam ne dalaa bett ndax virus bi ñëw ci àdduna bi ñëpp la bett ku fekk ay géants yoo xam ne comme États-Unis ay France ay Angleterre Italie Chine ak Russie fexe ba presque daanal leen fi bàyyi Sénégal ñii wala beneen dëkk Afrique te ay la yéwén liñ doon natt ne loolu la war a def ci biir Afrique yàlla dimbali ñu ak anticipation aussi suñu gouvernants yi parce que li ci fekk européens yi fekk ñu ci parce que aussi virus bi niñ ko doon niñ koy saytoo kuréel yi ni ñuy doxee dañuy am ay waxtaan yi ñuy waxtaan seen biir balaa moo ñëw fii ñee dañ xam ñee ban erreur lañ defoon ñii duñ ko def alhamdulilah président a pris les bonnes décisions ba yaakaar naa ne li mu waroon lawee biir Sénégal ñu laal bant laweewu ni te Sénégalais yëpp ku ci nekk am nga yaqin ne mbir mi am na amoon nañ ay problème tout au début parce que laay ñëw sax maanaam
communication bi nga xam ne askan wi mu ngi koy laajte pour la majorité nekkul li nga xam ne man dama koy tëkkale ak politique non damay tëkkale en général président Macky Sall ba muy politique ak boobu temps Sénégal ñu ngi ci jàmm tey jii nii Sénégal ñu ngi ci jaaxle population bi sonn ñu war koy gis chaque jour gisuñu ko mu génn ci say wax ñetti yoon ñetti weer ñetti yoon la génn yow nga gis ne ñetti génn yooyu jaadu na normal na. non dama ne xam nga lu ëpp solo mooy régler problème askan bi loolu moo ëpp efficacité mu ëppal njëriñ aussi askan wi que di génn di wax ak ñoom certes yenn saa yi kilifa su waxee di nga amaat courage amaat benn force bu muy dugg ci yow waaye lijjanti problème askan bi moo ëpp solo te ay ñoñam ay ñi nga xam ne ñoom la jël jox leen ay cër pour ñu doxal loolu ñoo ngi si ak doxalin bu am solo yenn saa yi te ay mbir xaw a dëng ñu jooyanti ko waat mais ñoo ngi si mbir mi incha allah su jeexee nañ def évaluation bi. donc ci loolu laa ñëw sax fi mu toll nii gestion Covid 19 bi ñu commencé ba fi ñu toll nii tey jii 4 juin yow lan moo ci sa gis-gis. waaw am na ay rëq-rëq yu si am tout au début parce que wax naa ko sànq nee naa la problème bi nga xam ne mosu la dal su la dalee te préparer aussi comme à chaque fois dañ naan gouverner c'est prévoir mais mbir mi amul kenn ci àdduna bi ku ko prévoir dal na suñu kaw il na problème ci biir askan bi hôtel yi tëj nañu baar yi tëj nañu restaurant yi tëj nañu liggéey bi sooxe na transport dem ak dikk amatul nit ñaa ngi ci souffrance bu metti ñu bëri amoon nañ liggéey perte nañ ko ñu bëri ñoo ngi doon liggéey ñoo ngi leen di fay 70% ah kazalika et cetera am ñi nga xam ne doon jóg di góorgóorlu di bay di dunde mootuñ ko parce que suñ demee duñ am fépp fuñ loolu ñooñu ñëpp ci askan bi lañ bokk te ñooñu ñëpp président dafa amoon obligation pour jàppale leen pour dimbali leen ba mbir mi oyof seen kaw du lu yomb parce que aussi Sénégal du États-Unis Sénégal du France Sénégal du Espagne wala Chine wala Russie Sénégal la mu nekk dëkk bi nga xam ne dëkk ci dëkk yu ndóol yi la bokk amuñu ay ressources yu am solo xarañteef lañu am ak xalaat bu rafet loolu moo tax ñi ci génn te ci loolu le président Macky Sall di doxal ba di dimbali askan wi commune bu nekk mu tànn fa ay nit te moom sax tànnu leen quartier yi seen bopp nit ñi seen bopp population yi seen bopp ñoom ñoo xool ci koñ yi ñen ñoo ci gën a souffrir mu dimbali leen te loolu gisuma ci pays Afrique yi néew na ci dëkk yu ko def te loolu c'est à saluer il faut aussi nit ñi applaudir loolu wax ko rek mu gën a taxawaat gën a jàppalewaat askan bi parce que les Sénégalais crise bi affecté na leen beaucoup de Sénégalais souffrent te il faut aussi ñu gën a baral mbir mi pour nit ñi gën a gis seen bopp. waaye léegi ñu daal di dem nag ci wàllu seen action politique yi ngeen nekk di def action politique laa ko mën a tuddee ndax gis naa ne fi mu toll ni moom waa APR ñu ngi ci xuloo yu métti ci fii ci Dakar ci gox-goxaat yi waaye nag Pikine rawatina Pikine seen coow loolu moom lan nga ci mën a wax. bon Pikine je pense pas que dégg naa fa coow bi mbir mi commencé ba léegi coow yu fa amoon yu tuuti rek mooy par rapport ak gestion programme de résilience bi ndax kii yu bëri commune yu bëri dafa am ay maires yoo xam ne ñoom lañ dénk comité de ciblage bi mais suñu demee ba ci biir tamit gis nañu y a des problèmes aussi pour le choix
des personnes qui composent les comités par le choix aussi des ménages yi nga xam ne ñoom lañ impacté amoon na ay coow yu ci am ba bëri na ci ay réclamations yi nga xam ne am nañ ci dans certaines coow yooyu noonu ay jeunes a ko doon yëkkati te jeunes yooyu ay jeunes APR la donc ce qui veut dire que dañoo sentir ne séddale boobu noonu déjà dañ ko politiser ba pare nag mu nekk coow seen biir. non séddale bi politiser wuñ ko amul politique. lu tax yeneen jeunes yi kenn déggu leen waa APR lañ dégg ñu xeex seen biir. non xeexuñu c'est que dafa am ay communes yoo xam ne ay opposition ñoo ko jiite gars yi gis nañ ne am na ay échéances yi nga xam ne ñoo ngi ñëw ay local te bëgg nañu jaaree ci aide yi nga xam ne état bi baa ko joxe pour accaparer wu ko pour jox ko seen nit pour politique la ci loolu la ay jeunes taxaw ne loolu du am comme c'est l'état moo jàppale askan wi du ñu nangu mukk yenn maire di ko këf di ko def seen moomeel loolu moo nekkoon alerte yi ak cri de cœur yi nga xam ne doon nañ ko def mais su weesoo loolu opération bi mais doon dem normalement au niveau des quartiers comité de ciblage de base bi installé woon nañ ko ba gars yi def nañ seen recensement xool yan ménage ñoom ñoo gën a soxla mbir mi jox nañ leen ko te processus bi li si des bëreetul ñu bëri la majorité jot nañu li ñu waroon jot ci ndimbal bi li des nag moom mooy ay coowu politique du ñàkk ndax politique moom y a des chocs d'ambition ku nekk ay bëgg dara su bëgg dara jotee rek ku nekk dina jéem a tirer lépp ci jëmal ci moom pour mun a aussi jàppale ñi nga xam ne ñoom la nekkal politique la rek loolu moom kenn du ko indi coow parce que politique ak coow ñoo ànd waaw mais je pense pas que y a problème gis naa aussi quelques mouvements d'humeur yu am depuis quelque temps mais ce sont des mouvements yoo xam ne c'est mën nañ ko lijjanti mën nañ ko régler te APR moom ak coow yàgg nañoo ànd mais à chaque fois saa su l'essentiel amee ñun ñëpp dañuy taxaw def benn say xeex pour loolu jël ndam li suñ ko jëlee pare continuer waat suñu liggéey mais pour l'instant gisuma benn coow. léegi ci wàllu couvre-feu bi nga xam ne jeunes yëpp génn nañ ci localité yëpp ci Sénégal pour di ñaxtu pour ñu arrêter couvre-feu boobu ñu gis ne que président Macky Sall allégé waat na ko léegi loolu lan nga ci mën a àddu. gis nga allègement boobu du coow li sax moo ko indi parce que depuis semaine passée amoon na ay informations yu ñu jotoon ne semaine bii di ñëw dina am ay évolution ci mbir mi. ci information yooyu sax laay ñëw tamit est-ce que jaadu na président Macky Sall gouvernement bi lépp lu ñuy def ci réseaux sociaux yi la ñuy amee information yi fuite d'information yooyu ci communication. état bi non waxuma la ba léegi waxuma la fuite d'information. amoon na information non xam nga à chaque fois fu mu jógee. non dama ne à chaque fois. à chaque fois aussi il faut ngay anticiper ci yenn mbir yi. bi ñu gisee ne le 2 état bi jëloon na ay décision ne day ubbi affaire bi su ubbee école kay ñu xam nañ lu ci tegu ku ubbi école xam na lu ci tegu moom mooy à l'aise parce que mënoo ubbi école pay tëj ci dem ak dikk bi mënut a nekk foofu rek laay waxee maintenant nag am na mbir yu amoon parce que le 2 ñëpp xamoon nañ ne yenn transporteurs yi dañoo waxoon ne dañuy am mouvement d'humeur semaine passée yaa ngi dégg coow li am ñoo le 2 am na ay sàmbaay boo yi nga xam ne profité wu nañ ci pour ay taal ay pneu la journée au niveau de Touba Tivaouane ak quelques localités si guddi gi gis nañ li am au niveau de Touba Mbacké ak Tivaouane ak Kaolack zone Kaolack Dakar démb la loolu moo indi coow li. pour yow est-ce que du affaire de couvre-feu dong moo ko indi. non
parce que gis soo da ngay xool tout au début amoon na genre yu ma amoon noonu bi ñuy créer couvre-feu parce que couvre-feu sénégalais tàmm ko surtout mu demee nii sénégalais mosul xam couvre-feu ñu ko xamoon moom mooy ñi nga xam ne 1993 ak 88 ñooñu ñoo xamee xale yu ndaw yu bëri mosuñu fekkee couvre-feu donc si benn chose nouvelle la pour ñoom. am nañ ci ay erreurs yu ñu ci def génn nañu jàmbaarloog force de l'ordre yi ba am ay coow yu bëri yu ci ñëw maintenant nag lii bi mu amee xam nga nit ku nekk nit la muy Sénégal muy États-Unis muy feneen ak feneen si yem kenn bëggul ñu tëj la à chaque fois da ngay bëgg liberté da ngay bëgg liberté da ngay bëgg di wax da ngay bëgg di génn défoulé wu gis nañ tamit aussi la composition ñi nga xam ne ñoo doon génn di kii dem nañ sax ba def ko jeu ndax ay xale yu ndaw lañ ñooñu nga xam ne waaw ñun arrêté wu ma la foofu de waaye ñun waa leeral suñu naataangoo yi demoon nañ jël couvre-feu bi jël ci askan bi seen kàddu mais ñu ci bëri coono bi leen dal fi mu toll nii loolu lañ wax looloo waral seen loolu laa lay wax dama ne la xam nga nit ki ñu tëj la benn ñu la am nga limité xam nga couvre-feu sa liberté la ñuy restreindre sa liberté d'aller et de venir toog heure bu la neex nga génn loolu liberté yi la ñuy tëj parce que suñ mënuñu taxaw ñu la bàyyi nañ la 20 heures ngay impérativement da lay fekk sa biir kër ba 6 heures du matin suñ la ko defee dafa am diir bu muy bi nga xam ne di nga ko mën a dékku su yàggee tuuti loolu si nit ki la da ngay bëgg liberté da ngay bëgg génn xam ainsi de suite loolu si nit ki la maintenant nag mais ñoom ñëpp xam nañ ne li taxoon ñu def ko c'est pour leur bien pour que feebar bi bañ a law si biir askan bi mais bi ñu xoolee ak les techniciens et autres que mbir mi mun nañ ko téye tout en les gestes barrières nañ ko jël en compte rek incha allah suñ ko defee rek loolu dina mën a dina ci mën a dañ ko mën a sauver si virus bi en tout cas loolu moo ëpp solo li ëpp solo moom mooy les mesures barrières na ko askan bi yëpp jël en compte nañuy takk suñu masque nañuy éviter ndaje yi suñu toogee nañ respecter distance sociale bi nga xam ne moom moo war a sama diggante interlocuteur ainsi de suite di raxas loxo yi saa yi ñu ko mënee waaw loolu daal moom mooy mbir bi te suñ ko defee incha allah dinañu mën a endiguer ce virus là ba mu génn Sénégal waaw mais bon instant bii nag may wax ak yow il faut qu'on apprenne à vivre avec waaw parce que dugg na ci biir askan bi cas communautaire explosé nañ fii surtout au niveau du département de Dakar au niveau de la région de Dakar mi nga xam ne plus de 70% des cas fii la nekk ñun ñëpp ñu def ko suñu xeexu bopp ñu bañ ko def xeexu nguur gi rek suñ ko defee suñu xeexu bopp incha allah du yàgg trop président mi ngi projeté wu fii ak août septembre mun na nekk sax avant boobu mu jóge fi mais na ñëpp rek askan gi yëpp rek mànkoo def mbir mi suñu yëf mu nekk yëpp mu bañ a nekk yëfu kenn nekk suñu yëfu bopp. léegi dégg nañu wax yi kàddu yi rafet na trop ci côté boobu léegi lan mooy li nga xam ne nii moom ngay dénkaane askan wi ak ñi nga xam ne nii ñoo lay suivre ak tamit surtout ñi nga xam ne nii ñoo nekk APR pour seen doxalin gën a méngoo ak situation bi nii. non dafa am benn kàddu bi nga xam ne dama koy dénk rek sama camarades yi di leen wax rek pour ñu dal ndax gis naa ne barki démb ci conseil des ministres bi amee ay mesures individuelles bu ñu falee suñu camarade Moussa Sy Abdou Fall ak ñeneen ñi ci tegu am na ay coow yu bari yi nga xam ne ñoo ci judd effectivement nit ku nekk ci biir parti politique xeex ba jël nguur gi di nga bëgg à chaque fois ñu jox la ci ay cër
pour nga wane li nga mën mais cër yàlla moo koy joxe yàlla moo yor fal su jotee si nit munoo fexe fa duñ ko fal mais fal su jotul si nit munoo muusa ko mucc bañ fal la pour ñu ressaisir rek ñi xam ne président de la république Macky Sall munta fal ñëpp ñi muy fal ak décret bëriwul maintenant nag ñi mu fal ba pare ñoom ñoo ko war a dimbali wàññi ko charge bi bañ a aussi yemale fal yi ñuy fal ci seen mbokk ak seen i xarit yaatal ko ba ci ay ñoñu président ba ak ñi président àndal il faut laa bëgg suñu camarade ñi xoolee ñi xalaate parce que aussi président de la République fi mu nekk nii il reçoit des pressions partout mënuñu jël ñun ñi nga xam ne ñoo waroon nekk ay bouclier am ñu constituer benn pression ci moom loolu damay ñaanaat rek suñu camarades yi ñu wàcc ñu dal parce que tamit aussi ku nekk mu woon na kaas ku nekk mu woon na yuux parce que am na ñi nga xam ne ils ont fait plus lu nekk def nañ ko sacrifice bu nekk def nañ ko mais ñooñu ñëpp ñoo ngi toog dal parce que jël nañ lépp teg ko ci loxo yàlla ku nekk nag am nga li nga mën te incha allah su la président dénkee yooyu di nga ko mën a doxal moo taxit bugguma kenn di ŋàññ benn décision bu président jël ci par rapport à des nominations waaw metti na nag waaye tamit ñu wàkkilu ci yàlla dal ndax aussi au niveau du département de Pikine amul dénkaane xam ne yu bari def na ko fa gis naa boo yaa ngi yuuxu mais am leen di ñaan rek ñu dal rek ndax wan leen rek président fàttewu leen te incha allah d'ici ay fan yu néew dinañ xam ne président fàttewu leen président Pikine ci xolam la ko def parce que depuis 2012 ba léegi amul benn élection bu ñu fa def ba perte ko waaw noonu loolu daal laa bëggoon ndénkaane yooyu laa bëggoon def sama camarades yi dina ñaanaat rek ñu gën a laxasaayu ñoo ngi ci à côté des populations nañ continuer sensibilisation bi ñuy def nañ continuer ndimbal yi nga xam ne ñoo ngi koy apporter à cette population là xam ne seen bopp lañ koy defar d'abord avant ñu ko defar askan wi waaw jërëjëf Libaas kon nag ñu daal di lay bàyyi rek nga joxe ay kàddu tàggatoo ak askan bi waaw tàggatoo askan bi damay ñaanal encore une fois ñi nga xam ne ñoo nekk ci hôpitaux yi ñi nga xam ne feebar bi mbas bi moo leen dal ba ñu nekk ci hôpitaux yi rawatina mes 2 camarades Aliou Sall nga xam sama magu bopp la ak sa femme Aïssata ak ñëpp ñi nga xam ne daal ñoo ngi tëdd ci hôpital yi ñëpp maa ngi leen di ñaanal yàlla fëgg seen bopp ba ñu dellu seen njaboot continuer seen activité su weesoo loolu aussi maa ngi ñaanal képp ki nga xam ne tamit mi ngi ci biir hôpital feebar dal na ko di ñaan yàlla pour mu wér di leen waxaat rek ne nañu jàppoo parce que aussi dañoo toll ci ay moment nekk say parce que su feebar bu weesoo tamit am na lu gën a metti feebar yu nar a ñëw parce que crise économique bi fi nar a am moo gën a metti feebar bi te suñu deful say rek dina metti trop pour ñu jéggi ko di ñaan aussi l'opposition bi nga xam ne commencé nañu dal ndax bi président mujjee def adresse à la nation Sonko génnoon na am ay attaques yu mu def moom ci kanam ci boppam wan nañ ko ne dafa def erreur parce que mënoo jóg dem ci kilifa waxtaan ak yow ba pare li mu waxtaan ak yow bi ñuy teg loi d'habilitation bi nga abstenir voté woo ko ba pare lii am nga commencé jóg di sànni xeer mais heureusement pour lui il est revenu à de meilleurs sentiments les autres aussi sont revenus à de meilleurs sentiments ñëpp dal nañu maintenant nag mu des su paree te xam naa ni ma xamee président nañ def benn bilan bu am solo teg ko ci kanam askan bi parce que aussi fond Covid bi askan bi ñu bari dugal nañ seen alal c'est lié aussi di gërëm di sant le xalif général des Mourides bi nga xam ne moo njëkk a génnee ci poosam 200 millions
teg ko ci kaw table bi jàppale askan bi. En tout cas loolu moo nekkoon samay kàddu yu mujj di invité waat aussi la population ñoom ñëpp ñu bañ a relâché ñu jàpp ne xeex bi tey la tàmbale te dañoo war a rek am benn objectif fii ak quelques weer feebar bi jóge fi ba ku nekk delloo sa activité am. jërëjëf comme ni ngeen ko xamee yéen a nekkoon tey seen émission Comme Politique ñu daal di dalaloon ki ñuy wax Libasse Basse nekk responsable politique bu mag ci APR bu Pikine waxtaanoon ak moom nag ci génn yi mu génnoon fan yi di défendre le président Macky Sall ci décision yi mu jël ci école bi amoon ci nag ay tolof-tolof yu bari ñu attaqué woon ko ci réseaux sociaux yi ñu andi woon ko fii tey ngir mu leeralal ñu ci gis-gisam boobu ak tamit faram-fàcceel ñu ci wàllu politique actuellement ci APR situation yeeg président Macky Sall décision yi mu jël ak yu ni mel dégg ngeen ay kàddoom xam naa ñu daal di leen jox rendez-vous ci beneen émission Comme Politique ak beneen secteur ak beneen invité jërë ngeen jëf.